Ibrahima Ndiaye Zabi, secrétaire général des communicateurs traditionnels de la commune de Saint-Louis. waa diwaanu Ndar nag addi ci wax kooku man tuuti naa ci loolu ndax ñu mu ëpp xam-xam raw mu fuuf dàqu ma wax ñoom rek ñoo toog di ma seetaan wala di ma déglu waaye xanaa rek ci sunu xam-xam bu néew ak sunu xam-xam bu gàtt ndax Ndar ku ko xamul it dégg nga ko daa dégg ñuy wax naan la ville tricentenaire mais kooku dañu koy jël ni mooy bi nga xamee ni tubaab bi officialisé nañ ko en 1659 waaye bien avant cela Ndar existé na ndax am na ñu naan 11e siècle waaye daal li gën a siiw au 12e siècle en 1134 Abdoulaye Ibn Yassine ak ànd ak un Tunisien Ibrahima Al Fassi ñu doon topp le climat ñëw installé fii sur la langue de Barbarie di fi jaamu yàlla ñooñu ñëw fi dugal diine jamono di dox ba nga xam ni sunu mag yi jot nañ ci yaatal ko suuxut ko ba kàngam bu ne nekk fii kilifa wala borom xam-xam bu nëbboog bu feeñ ak ku mu ci mënti doon rek France ngi fii ci Ndar ndax loolu cër la bu ko yàlla jox waaye daal en 1659 ci île bi nga xam ne mooy Dun Baba Dièye foofu la tubaab yi njëkk teg seen tànk foofu am na ñu naan les Diepois les Français de Dieppe parce que bi loolu nag Ndar fut occupation anglaise nekk na occupation française tubaab yi nangu nañ ko ci anglais yi jëlaat ko ci tubaab yi ba pare tubaab yi jëlaat ko ci ñoom kon mooy lu yàgg am na sax ñu ni les portugais teg nañ fi seen tànk waaw werante am na ci mais daal li wér te wóor daal bien avant 1659 Ndar existé na te diggante bi nga xamee ni Ndar la tudd ak Saint-Louis ak bi nu ko tuddee Saint-Louis benn buuru France booba ba diggante boobu 700 ans la am na sax ñu ne am na lu ko ëpp kon nga xam ne kon lu yàgg la waaye ci biir loolu Ndar di lu yàgg di dëkku cosaan di dëkk boo xam ni lu ne xew na fi en 1800 waaw en 1800 wala 1809 ak la mère Anne-Marie Javoué ak les sœurs de Saint-Joseph Cluny ñoom ñoo fi dugal nag éducation française ñoo fi jëkk tabax école dafa gàtt ndax kon daan ko faram fàcceel wax leen ni fi demee bi nga xamee ni hôpital bi gënoon mag ci Afrique de l'Ouest muy l'hôpital colonial de Saint-Louis actuel hôpital bi di centre universitaire centre hospitalier lieutenant-colonel Mamadou Diouf en 1822 existé na mu nekk le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest église bi taxaw en 1825 ak yooyu yëpp di briques rouges ba nga xamee ni 1847 nag ci la jumaa ji taxaw waaye bi avant loolu ay jàkka am na fi ay borom xam-xam am na fi ay kàngam am nañ fi kon muy lu yàgg dañu ko tënk rek boo gisee nag daa gis des monuments historiques doo faral di wax bu nu gajjee taax yi daju xonk yooyu tuuru les briques rouges les escaliers en bois boo duggee ci bâtiments coloniaux yi daa gis des escaliers en bois daa gis surtout les briques rouges bu nu leen gajjee wala doon leen di leen démolir ay briques rouges nga fiy gis xam nga kon kooku c'est quelque chose boo ci duggee seen style ak seen plan da ngay xam ni kii c'est typiquement colonial loolu moom dafa gàtt waaye bâtiment bu ne am na histoire mën nañ ci wax les balcons en bois les tuiles rouges nga xam ni yooyu fii rek boo ñëwee da ngay xam ni style colonial bi da nga ko fii gis muy lu yàgg kon dëkk la boo xam ni dëkku cosaan la
mën nañ ko wax mën nañ ci wax sur le plan spirituel, sur le plan sportif, sur le plan culturel. bu ci nekk Ndar dafa am loo xam ni am na mën na waxtaan wu yaatu la mais daal li ma la mënti wax ni la Ndar dëkk bu yàgg la di dëkku cosaan de génération bu ne mën nañ ci wax. dëkk la boo xam bu ñu ciy waxtaan xajul sax ci benn fan ndax histoire am dafa riche dafa yaa dafa bare lu bari bind nag dama ko tënk rek bëgg la xamal ni la daal Ndar dañuy wax la ville tricentenaire mais existe na bien avant 1659 histoire am riche na son passé est glorieux booy jaar ci Ndar waxuma la le pont Faidherbe un monument historique boo demee le tribunal un monument historique l'école Graziani école du Walfil la grande mosquée la grue bii ni nga xam ne moo nekk sunu gannaaw yooyu yëpp di témoin des faits historiques nga xam ni kon Ndar la Ndar yàgg na ci loo xam ni benn dëkk fii ci dëkk yi gën a mag ci Afrique ci la bokk waaw nekk na capitale de l'Afrique occidentale française nekk na ba récent capitale du Sénégal et celle de la Mauritanie nekk na capitale du Sénégal ba nga xam ni en 58 bi ñuy transféré capitale bi loolu yëpp mën nañ ci wax te bu ci nekk ci histoire la kon daal Ndar la loolu rek dama la ci doon kile parce que comme ni nga ma jëlee te man ku ma woo ci Ndar laaj ma ci Ndar lu mu gàtt naa la ci wuyu parce que aw ma lu may Ndar mooy sama doole mooy sama titre xanaa rek di profiter ci occasion bi di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla sàmmal nu suñu kilifa diine yi sàmmal nu suñu kilifa aada yi ak lii nga xam ni moo fi nekk dal ci goxu àddina bi yëpp ku ci nekk jaaxle am njàqare xol yàlla mi ko fi indi yàlla na ko fi jële mu di mbas mi yàlla na ko yàlla toxal ci dëkk bi toxal ko ci réew mi toxal ko ci goxu àddina bi yëpp ñi ci loru yàlla na leen yàlla yërëm ñi ci loroogul yàlla na leen yàlla sàmm muccal nu ci yàlla na ko fi yàlla toxal ci lu gën a gaaw. jërëjëf.